xanaa di wax ne xam naa da nga ko déggul man duma docteur. Je suis syndicaliste. Je suis le coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec. waaw donc Ablaye Dione au lieu de Abdoulaye Ndoye ñoo ngi jéggalu. Abdoulaye Dione syndicaliste fële ci hôpital Aristide Le Dantec mooy suñu ganu tey. noonu la ñuy tàbbee ci laaj bu njëkk bi Abdoulaye démb dégg nañu ministre de la santé mu wax ne ginnaaw bi nga xamante ni liggéeykat yi nekk Aristide Le Dantec ñi ngi am njàqare ci seenu ëllëg ci hôpital boobee nga xam ne ñu ngi koy toj. Ministre ni leen na ngeen dalal seen xel ndax yéen ñëpp li ngeen daan jot weer seeni indemnité lépp di ngeen ko jot ndax employé yëpp la wala 10% bi nga xam ne état bi moo koy fay la. waaw encore une fois ñu ngi rafetlu dalal bi ñu dalal fii xam nga madame la ministre moom daa baax rek. waaye ñun toog nañoo ak moom. waaw sur la table ñu toog laaj ko sooru personnel bi lan la ci wax. mu ne moom du jël benn garantie. ne moom moo ko wax nee na du jël benn garantie. ne suñu liñ daan am suñu wàllu payoor salaire yeeg indemnité yëpp dinañ koy jot chaque fin du mois. bi mu waxee loolu ñu ne ko waa mais loolu nu mu mënee nekk madame la ñun dañoo bëggoon ay garantie yu wóor. mu ne moom mënul jël garantie parce que ministre du budget lay dem gisi. day dem gis ko. bu ko gisee ba pare xool ndax ministre du budget mën na ko jàppale xam nga loolu li may firndeel mooy ne ñii dama xamul lan la ñuy yàkkamti. donc je pense que sooru personnel bi moom la ñu waroon lijjanti bu yàgg. avant ñoo wax leneen. avant ñoo jublu ci leneen. sooru personnel bi la ñu waroon lijjanti bu yàgg léegi nag bu taxee à travers la presse. di wax ne sooru loolu ñun dépassé nañ ay waxu daal ñu voulons des actes forts. dañoo bëgg ay garantie loo xam ne day signé ñu signé. mais toog ci presse bi naan non yooyu moom sincèrement je suis désolé mais ça ne passe pas quoi. est-ce que jàppoo ni ginnaaw bi mu waxee ak yéen dafa gis ministre du budget looloo tax mu dellu si waat def déclaration bi mën na nekk mais nañu woo ñun partenaires sociaux yi. kon ginnaaw bi nga xamante ni def na déclaration bi ci presse bi et tout yéen ñi nga xamante ni yéen ay principal concernés yi woowu leen waxu leen ak yéen dara ba léegi woowuñu waxul ak ñun. ci presse bi ngeen déggee donc pourquoi muy jiitu sax ci presse bi du ñu woo ba pare lu tax muy jékki-jékki rek di dem ci presse bi di def ay déclaration ay sorties yoo xam ne comprendre yow woo acteur gis nga lii mooy seen problème voilà nii lañ tabaxee nii nag lañ bëgg a tabaxee lépp lu ñuy def duñ ci boole acteurs yi ñi nga xam ne ñoom ñooy vrai acteurs yi duñ leen ci boole moo tax loo gis réeroo rek lay jur confrontation rek lay jur donc je pense que encore une fois ñun liñ ko laaj jafewul sooru personnel bi la ñuy wax nañu jox ay garantie ñu signé mu signé ñu wóor ko ne fu ñu mënti dem du ñu am problème salaire parce que tamit kay ma xamal la benn affaire ñun personnel hôpital lañ 90% du personnel de l'hôpital sont payés par l'hôpital. Donc tey hôpital fu ñu même bu ñu redéployé woon tey je te donne un exemple bu ñu redéployé woon ñu jël ma yóbbu ma centre de santé exemple. mais kan moo may fay centre de santé bi mënu ma fay man hôpital Dantec moo ma doon fay donc nous voulons des garanties que ne tey ku jógee hôpital Aristide Dantec dem feneen. yow am nga ay garantie yu lay wóor ne même ñooñu bu ñu la fayul ministre moom dina la fay la moo tax mënuñu ñu dugal fonction publique mu jeex ñu dugal fonction publique mu jeex. léegi yéen ñi nga xamante ni par exemple nee na ñoom dinañ leen fay même bu fekkente ne dinañ leen wàccoo ak yéen lépp li nga xamante ni waroon nañ ko woon ak yéen léegi naka ngeen di def chômage technique ngeen di nekk wala dañ leen di yóbbu ci yeneen i hôpitaux. laaj leen ko question boobu moom sincèrement defe naa moom moo ko moom. parce que loolu it waxuñ ci yéen ak dara parce que boobu ba léegi et puis li ci gën a graaw dañoo xëy lundi ñu andil ñu ay policiers xam nga un état responsable warul agir noonu. weekend bi ñëpp xamoon nañ ne weekend bi dafa guddoon 3 jours la. 3 jours yi ci lañ profité dajji bunt yi dajji suñu cellule jël suñu bagage sànni ko ci biti ñu xëy si lundi di liggéey si fekk fa ay policiers ñu taxaw ñu ne duñ dugg te joxuñu ñu benn note. ànduñu ak benn note. non andiwuñ joxuñu ñu benn note lu ñuy wane ne ñun tey waruñoo xëy. le directeur de l'hôpital face à cette situation da ngay gis ñoo xam ne 30 ans 35 ans de service 15 ans de service ñu def ko ci hôpital boobu xëy benn jour rek comprendre ñëw di dugg hôpital ñu ne leen police ñu leen. léegi le directeur de l'hôpital face à cette situation. moom lan moo nekkoon moom dama ko yërëm parce que moom otage la rek moom ñoom ñoo koy guider waaw moom day wax ay waxam yoo xam ne sax du ko gëm donc directeur moom bul maa wax waxam amul benn note bu firndeel ni ñun waruñu dugg ci hôpital mais loolu du jaay doole ah. doy na waar mais loolu jaay doole la jaay doole bi ci réew mi nag lañ bëgg mu dakk Macky Sall le président Macky Sall ak gouvernement moomuñu réew mi. il faut ñu respecter travailleurs yi surtout les travailleurs de la santé. ñun kan moo ñu mën a fay. effectivement. kenn mënu ñoo fay avant tout c'est la santé donc je pense que encore une fois ñun jàmm lañ bëgg. waaw ñun tabaxaat bi ñun ñoo ko gën a bëgg.
ñun ñi ci def conférence de presse ne hôpital dañ ko war a tabax mais ni ñuy tabaxee moo baaxul suuf si ñu bëgg a naxasaan précipitation lépp ci précipitation mais nee nañ lañ dañuy jaay pour mën a tabax parce que amuñu les moyens pour tabaxaat du hôpital bëgg dem lan la ñu waxoon jaayatuñu du loolu la ñu waxoon ba pare bëgg a tabax fu ñuy jëlee xaalis kon pour tabax kon nga xam ne ñi dañoo lëndëm tappale rek dañuy tappale ñoom tappale rek la ñuy def jaay doole amuñu plan de déménagement plan de déguerpissement la ñu am li tax moo wax la ko génne nañ maladie te wéruñu malade yi ñu génnee fu ñu leen jëmee laaj leen ko dañ leen sànni ci mbedd mi génne nañ maladie te wéruñu sànni leen ci mbedd mi jël matériel hôpital comprendre yóbbu ko sans autorisation moment bi ma lay wax amul benn note de séjour bu firndeel ne hôpital dañ ko war a tëj ce qui est grave amul benn note li lay wan ne ñoom dans l'illégalité rek la ñuy marché jaay doole rek comprendre waxatuñu loolu ñu génne suñuy bagage sànni ko ñu ne duñu dugg ci hôpital waaye loolu du plan de déguerpissement matériel bi xanaa buñ ko jëlee dina am hôpital buñ ko mais dil la matériel bi ñoom ñoo koy dil seen biir am na ci yenn chef de service yoo xam ne ça leur arrange hôpital tëj da leen di arrangé ñu mën a am ci matériel yooyu ñu mën a am ci matériel yooyu am na ci ñoo xam ne yàkkamte ne hôpital tëj ba ñu orienté malade ci seen clinique donc c'est encore une fois tout le monde est responsable s'il y a pas que l'État les chefs de service ñoom ñëpp universitaires yëpp ils sont responsables de cette situation. Parlant d'universitaire dégg nañu professeur Alain Khassim Ndoye di wax naan hôpital Le Dantec jamono yi suñ ko tojul woon mu fa def fi njombe ndax ay jamono nee na ñi ngi opéré ab gune ndox mi di toq nee woon na aussi ñu demoon nañ bloc ndox mi duggoon na fa waxoon nañu it que yeneen njombe yoo xamante ni mi ngi doon wàcc suñu tojul woon li lee nga xamante ni mooy hôpital bi loolu muy wax c'est un faux débat ñun dépassé nañ ay tabaxaat hôpital ñëpp xam nañ ne dañ ko war a tabax loolu muy wax tegul fenn na wax ji. mais il a fait 30 ans à l'hôpital Le Dantec. xam na bu baax dafa 50 ans ça ne prouve rien problème éthique la ak moral am na yoo xam ne xel nangu ko mënoo nekk foofu en tant que intellectuel chef de service amoo benn note de service buy firndeel ne da nga war a jël say bagages amul note de service buy firndeel ne da nga war a jël say bagages nga xëy benn jour rek jël say bagages dem. nga foog ne loolu du avant notre poste. joxuñu leen woon délai mais amuñu benn note dara. y a aucune note buy firndeel ne hôpital bi dañ ko war a tëj. amul woon délai bu ñu wax ne à partir de telle date. hôpital bi waratul yëpp c'était verbal. dañ ko doon def ci suuf c'était verbal rien n'est officiel dara officiel dara lépp dans l'illégalité lañ koy defee. donc je pense que encore une fois kaddu yooyu muy wax loolu dépassé nañ ay dañoo war a tabaxaat ak yooyu dépassé nañ ko ñun xam nga lan la ñu wax. ni ñuy tabaxee moo baaxul. te loolu ñëpp war nañ ci d'accord ñëpp gis nañ ne amuñu plan de déménagement. malade dañ doon génn di la sànni xanaa loolu professeur du ko weddi. du wax ci yooyu débat bi foofu la nekk. débat bi du ay dañ ko war a tabaxaat rek waruñ non débat bi xam fa la nekk. lu tax ñuy génn malade yi di ko sànni. malade yi ñuy génn fan lañ leen jëmee. conséquences yi ji am lan la. comme ni nga ko wax néew yooyu ñuy génne bëgg leen a suuli ainsi de suite loolu mooy débat bi mais débat bi dootul ay dañoo war a hôpital ku ko gis ne non loolu ñëpp xam nañ ko loolu tout le monde est d'accord là-dessus. personnel bi ginnaaw bi nga xamee ni ministère moom dafa ni dina leen teggi wàcc ak ñoom lépp est-ce que personnel bi tey doon nañu pare ngir génn Dakar dugg ci région yi en attendant ñuy defaraat Dantec ñuy dellu si. waaw yooyu yëpp kenn bañu ko xam nga ñun ñoo taxaw ñun la personnel de l'hôpital ñu ne dañuy organiser conférence de presse. ne hôpital dañ ko war a tabaxaat. donc yooyu yëpp sóor nañ ko mais li ñu bëgg mooy. hôpital bu mel ne hôpital Aristide Le Dantec nga xam ne référence la. royukaay la. jàngukaay la aussi. voilà école la. 63 professeurs. 250 maîtres assistants. 300 médecins. 3000 apprenants. surtout kooku dañuy xëy benn jour rek tëj ko. effectivement dafa laaj processus. dafa laaj temps une planification. boo xam ne dañuy jël suñu temps. comprendre mën nañ jël 6 mois wala 1 an. di évacuer maladie. benn par benn. mais moment bi ma lay wax am na malade yoo xam jox nañ leen rendez-vous au niveau de l'hôpital. si. vous croyez que ça c'est normal. donc est-ce qu'il y a planification amul planification. donc conséquences yi la ñuy wax ñun booy gisee ñuy wax c'est les conséquences dramatiques. yi nga xam ne mën na ko causer. parce que je vous donne un exemple. exemple bu ñu jëlee ñu ne urologie dañ koy yóbbu exemple centre de santé exemple wala benn bërëb dalal jàmm. te urologie fa ñu koy yóbbu pareegul exemple. am na ci.
du ñoom ñoo seen plan de déménagement gis nga nee nañ ay services yi 25 août lay ubbi. yi 22 août yi 30 août. du loolu moo nekk seen plan bi. effectivement donc ça veut dire que malade yi nekkoon hôpital Aristide Le Dantec ñu war leen a opérer. ñu am ay urgence kon ñooñu dañuy xaar ba le 25. effectivement mais drame baa ngi noonu. dañuy xaar. loolu mooy drame bi. am na ñoo xam dañ ciy faatu. am na sax voilà ci loo xam ne bu ñu jëloon suñu temps mën nañu toog Dantec. am na sax ñu jot a wax ni am na koo xam te ni dañ ko jëlee woon yóbbu ko Idrissa Pouye. mujj na faa ñàkkee bakkanam noonu ak ñeneen yu bari doo ko yëg. comme na donc je pense que encore une fois lii catastrophe sanitaire la. actuellement dañoo condamner maladie à mort. parce que dañuy faatu. Il y a un adage qui dit qui ferme un hôpital ouvre des cimetières. Mais tout à fait. Effectivement actuellement hôpital Le Dantec est-ce que ñëpp malade yëpp lañ génnee ñi fa doon liggéey ñëpp ñoo fa des wala am na ñu fa des ba tey. am na service dégg naa am na service yoo xam ne man nag gëj naa fa. waaw parce que man dama leen bàyyi ak hôpital di leen seetaan. parce que lundi bi ñu ñëwee man lañ bëggoon a jàpp seen pièce dafa mooy. waaw. man kenn du ma jàppee noonu parce que je suis intelligent. peut-être bu ma duggoon bu mu lëndi boobu bu ma peut-être du ma toog fii ak yow di def émission. effectivement donc li ma la mën a wax mooy ne am na service yu fa des ba léegi. mais service yooyu na la leer na semaine prochaine du leen fa fekk. quel que soit l'état des malades. dañ leen di évacuer parce que ils sont prêts à tout man xaw ma lu ñuy yàkkamti y a problème quoi yow gis nga ni ñuy def ak néew yi. yàkkamti génn néew yi nañu yàkkamti caterpillar lañ bëgg ñu ñëw parce que coow li bari na comprendre dañoo bëgg évacuer dossier bi ba xoolatuñu dara ñi ne comprendre waaw donc ce qui est scandale lu ñaaw la loolu ñëpp ko war a naqar yow yaa ma koy wax néew yooyu fu ñuy jëmee néew yi ñu effectivement parlant de ces morts aussi 51 morts yi ñu ne bu seeni mbokk feeñuwul dinañ leen suul am na ci ay tout tànk yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan yu toll ci ñaar fukk ak juróom am na it ñeent ñoo xam ne war nañ leen defal autopsie ñoom itam xamle nañ ne dinañ ko yóbbu hôpital Idrissa Pouye loolu noonu ndax yoon la. yàkkamti rek dama xamul lu ñu yàkkamti waaw yàkkamti rek man seen yàkkamti bi loolu day wane ne carrément suuf si rek lañ soxla yàkkamti nañ daal te man am naa ci ay information yoo xam ne espagnol yooyu ñu bëgg ñu tabaxal espagnol yi dañ leen wax ne boo leen génnul. bu personnel bi yëpp génnul ñëpp génn ñoom duñu signé donc mën naa am ci loolu lañ tënku. kon da nga bëgg wax ne lii yëpp dañ koy def sous pression. mais bien sûr waaw ne lu ñu yàkkamte pourquoi il se précipite yow yaa ngi génn ay malades yu wéru yow yaa ngi dajji batan jàmbur di génn matériel yi te ñun newuñu fa propriétaire yi ñun ñëpp leen weekend bi kenn duñu liggéey ñu xëy ñu dajj suñu matériel dajj suñu bunt dajj suñu génn suñu bagage sànni ko ñuy wax ñu ne duñu dugg foofu. suul ay moor yoo xam te ni seeni mbokk feeñuwul leen. mais lu ne gis nañ ko ci dëkk bi nguur ñi seen nguur gi lu ne gis nañ ko fi. mais ñaaw na trop nag man dama gisul lu ko fi jàpp dañu bokk réew mi yàkkamtee jël suuf si rek suuf si rek lañ soxla foncier bi rek. lan mooy les prochaines étapes des employés de l'hôpital de Dantec. waaw ñun actuellement ni tey def nañ conférence de presse wax ak askan bi parce que nag combat askan bi parce que hôpital Aristide Le Dantec référence la royukaay la comme ni nga ko waxee école la te ñu fay ñëw ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw ñun boo gisee ñu ci rey suñu bopp hôpital des indigènes merci beaucoup moo tax ñu woolee samedi incha allah à 10h am nañu une marche pacifique place de l'Obélisque la ñuy déparé jëm RTS ñu ci woo askan bi yëpp waaw di ci woo organisation société civile ñoom ñu bàyyiwuñ kenn daal parce que combat bi nag da ko sel maanaam li jar a xeex lii moo jar xeex parce que nag àdduna nag ku feebarul rek di nga feebarle donc ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo Sénégalais yëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp ñëw 10h ñu def une forte mobilisation marche wan le président Macky Sall ne hôpital Aristide Le Dantec askan bee ko moom donc nañ ko bàyyi askan te bu ñu nee askan bi nag néew di doole yee tax voilà ñi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw est-ce que tey xeex bi tey personnel bi gis nañ ci yeneen pàcc yeneen wàllu askan wi ñi ngi ñëw di rejoindre ci xeex bi ñu ci mel ni waa société civile ak ñeneen ñi nga xamante ni war nañ taxaw ñoom ñëpp dégg nañ leen ñoom ñëpp ñëw nañ Ligue démocrate des droits de l'homme ñoom ñëpp ñëw nañ UNC Union des consommateurs du Sénégal ñoom ñëpp tey sax ñoom ñi ngi woon ci point de presse bi donc je pense que ñoom ñëpp mooy li ma la wax rek combat bi combat askan bi la daal waaw combat askan bi la hôpital Aristide Le Dantec waruñu seetaan hôpital bi di ko état bi di ko naxasaay di bëgg koo rey waaw bëgg complot la bu ñu bëgg a rey hôpital Aristide kooku nag askan bi waruñu ko nangu instant bi nii lan mooy ce mot de la fin par rapport waaw sama mot de la fin mooy ne reconstruction waruñoo boole waaw Sénégal ñun ñoo ko bokk
waaw je pense que de la page Dantec tôt ou tard dañ koy tourner. Donc encore une fois je lance un appel au président de la République Macky Sall di ko xamal ne il n'est pas trop tard waaw il n'est pas trop tard mu recule parce que la grandeur d'un homme looloo koy def rawatina ngay chef d'État nga xam ne askan bee la fi fal donc sa askan bu ñu la falee lu ñu bëgg rek dañ cee war a taxaw te askan bi ñoom ñëpp d'accord nañ ne hôpital Aristide Le Dantec président d'accord nañ ci tabaxaat bi waaye ni ñu ko bëgg a tabaxee la askan bi d'accordul tëj bi yëpp moom la askan bi d'accord donc il est temps mu déglu askan bi waaw te déglu askan bi maanaam day wane grandeur am rek waaw day wane grandeur am foofu la ñuy am xamee la grandeur des grands te gëm naa ne war na mën a déglu askan parce que askan bee ko fal waaw encore une fois di sant ñëpp di la sant di la gërëm ci dalal bi ma dalal di jéggalu nag ci retard bi xam ne aléa la rek waaw di sant suñu téléspectateurs yëpp wasalaam. Chers internautes lii moo nekkoon seen émission Face Actu tey xam naa ni sax amu leen habitude di gis mu gàttee nii waaye comme ni Abdoulaye Dione fi mu daanalee fa laa yëkkatee mooy que ce sont les aléas de la vie léeg-léeg saa tënk day am xat-xat boobu sax moom moo waral mbir mi am retard waaye comme programme la te kër la dañuy tënku ci programme kër gi te it dañ ko sekk ak suñuy nawle loolu moo waral ñu gàttal waaye dinañ leen jox dig daje beneen émission ànd ceeg Abdoulaye Dione mi ñu gën a yaatal ci problème mu hôpital Le Dantec ndax yaakaar naa hôpital Le Dantecu Sénégal yëpp la waaye comme ni mu ko waxee hôpital Le Dantecu néew gi doole yi la ndax ku jàq mbaa nga jaaxle mbaa sa yaram sutante bokk na ci hôpital yi ngay njëkk a seetaan. Voilà chers internautes ce fut votre émission Face Actu ñu àndoon ceek Abdoulaye Dione nekk syndicaliste fële ca hôpital Aristide Le Dantec ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni si jamono ji hôpital bi mi ngi koy jànkoonte ginnaaw bi nga xamante ni jël nañu dogal ni dañuy toj boobile hôpital jaay genn wàll gi ngir defaree ko genn wàll gi noonee itam bañ koy def am na ñi nga xam ne dañoo feebaroo nekk ci biir waaye it ñoom xamle nañu ne dañoo xëy bés rek ñu daal di leen di génnee jël seen i bagage sànni ko ci biti te àndut ak benn note de service loolee la ñuy ñaawlu personnel bi di xamle ne ñoom bañ ñu dem waaye dañu bëgg xam seenu ëllëg lan la waaye ëllëgu hôpital Le Dantec lan la. Chers internautes ñu donnons rendez-vous ci beneen émission Face Actu ànd ci ak beneen émission ànd ci ak beneen invité laata loolu ñuy ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu jàmme xol jàmme xel sotti jàmm ci àdduna sotti ko ci kër gi ci darajay Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. À la prochaine.